tey nag dañu indi beneen thème comme dañu dugg ci beneen semaine dañu indi beneen thème muy trahison maanaam wor dafa nekk loo xam ne dafa bëri ci dëkk bi aussi dëkk bi moom yi fi am dafa yi fi bëri daal mu ngi fii yi fi ñaaw mu ngi fi te yi bii daf cee bokk muy trahison donc lu ma def lu dul tourner ci DJ wax ko naka la gisee li nga xam ni moo di trahison bi ci àdduna bi en quelque sorte. man ngay laajte trahison. waaw ci yow la trahison sax. trahison mën nañ wax ni mooy wor maanaam nit jox la confiance am nga trahir confiance am nga jël tey maanaam DJ ma nekk ak yow. ma wóolu la. ci lu mu mënti doona soit ma dénk la dara soit mu nekk relation bu ñu seek que ce soit amical wala lu mu mënti doon nga war ma ci lool mën na nekk parental mën na nekk relation amoureuse mën na nekk amicale mën nga war sa bopp sax yow ci boppam. yow ci lan nga may laajte yow dans le cadre général. genre dans le cadre bàyyi ma. question bi la posé tontu. bàyyi ma je vais pas parler dans le cadre général mais je vais tout simplement dire que wor baaxul. yow tas yaakaar baaxul. ak lu mu mënti demee ak lu mu mënti métti la moindre des choses soo commencé dara ba mënatoo ko nel carrément ki nga ko sekkal mënatoo ko soo entamé benn ni ñu koy waxatee. benn liggéey ak nit te mënatoo ko ne ko carrément fii lay yem mënatuñu liggéey soo nekkee ak nit te seen ànd neexatul woo ko ne ko carrément lii ak lii dematul. ma yoon que nga tourné di ko jam paaka ba nga xamante ne kenn du ko jot. waaw. Njaga ci yow laay ñëw. noo gisee wor bi ci thème boo xamante ne nii. ci cas boo xamante ni dafa lëmbe àdduna. trahison muy war muy baatu war bu ñu ko déggee. dafa bëri ci réew mi jamono ji mooy ni ma ko waxee sànq rek bëri na ñoo xamante ni léegi xamatuñu dara ci àdduna wala doyal nañ ci àdduna ndax loolu moo xam ci côté mbëggeel moo xam ci côté ñaar ñoo xamante ni ñoo màggandoo defandoo lépp suñu borom boole leen ñu doon ay kii bu jëndee yëre bi jëndal moroomam yëre bee ku ko yeewoon ba xaaju guddi ne ko diw def na la lii du ko gëm mu dem ba xaritam bi nga xamante ni tey jii frère am la ñoo bokk dañu demoon ba nuroo ko bokk ndey ak baay. mu trahir ko. mu dem ba doyal ci àdduna. moo xam ci domaine boobu boo ñëw. trahison moom sax bu ñu koy définir. ci cas yëpp barki borom Tuubaa duñ fi jógee tey duñu fi jógee tey. dañ fi sax jógee waaw. léegi tey bu ñu xoolee liñ fi jot a wax ni lan nga yaakaar ni mooy jëmbat loolu nga xam ne moo di wor nit war a tiim sa moro sa nawle. mun nañ wax sa nawle nga tiim sa nawle tiim sa moroomu góor ngeen fas kàddu jël kàddu fas ko nga jël kàddu boobu tegee ko na le war ko dem defee neneen lu bokkul ak li nga xam ne moom nga waxante ak moom. Tout d'abord le manque de fidélité comme l'a si bien dit Wadi c'est manquer au devoir de la fidélité mais après fidélité dafa bëri façon fidélité am na diggante ñaar ñuy bëggante fidélité am na diggante ñaar ñi nga xamante ne ni ce sont des amis fidélité am na diggante ñi nga xamante ne ni ay mag ak rakk lañu. tey jii soo jëlee par exemple cadre xarit nit ki jël na la wóolu la def la boppam. lu fanaan ci moom yendu ci yow genre bëggul dara lu la métti nga war a tourner. léegi tey nañ jël cadre xarit bi ñu wax ci mu gën a yomb DJ ñëwal. waaw tey suñ jëlee cadre xarit bi en fait tey na fi sama xarit la. peut-être ñoo màggandoo wala on s'est connu ci benn cours jeunesse bi noonu rek benn moment ñu dem on a gardé des liens yi nga xamante ne ni yaay xam na papa xam na lu yendu ci Nafi fanaan ci man lu fanaan ci man yendu ci Nafi ñu dem nag ba nga xamante ne nii en fait ku nekk xam nga sa morom quoi mais nga war a xëy tey jii yow Nafi xam samay mbóot yëpp di ma ko sullil te man yëguma et pourtant yaa ngi génn di ko sulli après di ñëwaat di toog di waxtaan ak man nice comme si de rien n'était man tamit ma gën a dof ma jàpp la parce que lan am na benn fidélité bi nekk suñ bu xasa nekk suñ diggante ba pare. Moi je me dis que t'es pas capable de me faire ça moi je me dis que t'es même pas capable de me dire mais écoute gis nga Rebelle tey gis naa sa copain def naa nii et pourtant am na yenn yoo xamante ne nii iñaan moo la ciy dugal ñàkk doylu leneen ak leneen mooy tax ba ki ngay jàppee xarit en fait le mot m'échappe en wolof
mais di nga dem ba da nga koy teg bët. c'est-à-dire soit soxor quoi da nga koy en fait voilà da nga koy soxor. iñaane en quelque sorte tout le temps yaa ngi ak moom mais su amee dara te yow amoo ko mooy loolu et pourtant la personne elle se décarcasse tey su indee lii suba mu indi lii pour yow gannaaw suba wala tey fois mu ñëw mu. balaa maa ñëw ci njaga ci loolu noonu ci li nga wax mooy teg bët boobu noonu. est-ce que yaakaaroon ne des fois nit ki boo nekkee ak moom. amaana peut-être maa ngi DJ mu ngi ak man. ay xarit lañu. parce que tey ci cadre xarit bi la ñuy waxtaanee ba peut-être demain ñu dugg ci relation amoureuse wala leneen. tey ci cadre xarit boobu noonu. tey amaana peut-être DJ. maak yow ay xarit lañu. tey gis nga ma peut-être man aw ma li nga xam ne yow am nga ko. est-ce que gënul woon. pour bañ a sentiment boobu noonu bañ a ñëw ba wor di ci am ba ma lay jéem a yàq est-ce que gënul woon nga xool ni ngay defee. que ce soit côté matériel côté ci waxin bi ci jëfin bi ba man duma gis sama bopp pour war la mën a wor xooli leneen. mais tey jii xam nga comme li ñuy wax en général faire une mauvaise action qui te fait passer d'un ami à un ennemi. En fait moi je dis que ami am na mais lu ndaw ngay def yaa ngi comprendre. tey jii man su ma amee. su ma nee yow la en fait faudrait savoir faire la part des choses entre amis ak ñuy wootante amis mooy foog naa temps yële passé wax naa la ko. ami dafa am jumelle am. nañ ko moytu. parce que tey jii mën nga ñëw nga ne nit ki sama jumelle la nga jàpp ne yow jumelle boobu ngay woote kooku sa xarit la xamal nga ko lu nekk fekk ne xamaloo ko dara léegi yow tey jii ki ngay wax ne sa xarit la mu nga ñëw nga dénk ko sa bopp wax ko sa bopp tey soo amee benn nga am bokk kook moom loo am bokk kook moom mais. ana lan la fa teg bët di wër parce que déjà nëbbu la boppam lu mu am partagé na ko ak yow lu mu am bokk na ko ak yow pourquoi teg bët. léegi pour être plus clair est-ce que gënul woon des fois nga bàyyi ko moom nit ki comme tey. loo am tey ñu ne ñaar ngay jënd. nga jox ma benn jël benn. est-ce que des fois gënul woon nga xaw a dugg ci kii bi tuuti. ci dund kii bi quoi yombal ko tuuti quoi pour man ma mën a participer peut-être. bu ko defee man du ma am sentiment boobu noonu di la soxal. mais déjà yow qu'est-ce que tu appelles ami. gis nga xarit. dafa nekk loo xam ne dafa sacré. déjà base bi mooy confiance. boo leen ko amul ak dëgg. waxante dëgg. loolu la leneen soog a ñëw muy que ku nekk tey lu la nakari. nga tu n'as pas besoin sax di ko wax moom dina ko gis ci yow. mais tey boo déggee ma ne la que ñuy ànd. mag yow ñuy ànd. à un moment donné tey bu fekkee yow am nga loo xam ne danga ko am. chaque jour. nga bëgg ma jël yóbbu ma ci restaurant bu chic. mais gor la am na loo xam ne mooy loolu noonu. peut-être moom loolu noonu dafa mel ni comme si que peut-être da nga koy tuuta parce que nit yëpp yamuñu. mais attends tey jii man ma jël la yow da nga am par exemple sa situation dameewul noonu. man sama situation damee na noonu ma jël la def la comme sama bopp di la yóbbu restaurant. dafa tax nga war maa yàq. moo tax ma ne la nit xam nga boo ma dégloo dama ne la nit yamul. nit yamul du ñëpp ñoo yem. tey amaana man mën nga ko def kenn mën nga ko def am na koo xam ne da nga koy defal du ko gisee neen day gis sa mbaax rek. am koo xam ne da nga koy defal am koo xam ne da nga koy defal foofu laay waxee am koo xam ne da nga koy defal moom mu ngi gis ne da nga koy jaay am wala dara. foofu laay waxee bu fekkee ba ngeen doonee xale ba léegi yéen a ngi ànd tey bu ngeen kaasu kafe fukki dërëm yéen ñaar yéen a koy bokk naan ko. fii dem may ga yéen ñaar yéen a ànd ngeen. non vous n'êtes pas gis nga bu jëndee mburoog ton mu dagg ci digg bi jox la. kon kooku bu la yóbboo ci réseau bu gën a chic. gis nga nit nga wor ko ak nga ñàkk ko war c'est pas parce que da ngeen nekk xarit wala ngeen xamante depuis xale non parce que mën nga xam nit léegi mu wan la loo xam ne ki nga xaritool musu la ko wan. wala ki nga yàgg xam musu la ko wan. tey jii xam nga yow ban xaritoo ngay wax xaritoo bi xew c'est-à-dire jumeau yow boobu nga nekk di xëcc nii mais que nga xamante ne nii vous avez porté vos couches ensemble vous avez grandi ensemble ah yéen ñi moom elle n'est pas capable de te le faire. mais kon xaaral DJ xaar xam nga lu tax ah. laisse-moi venir tey xam nga la boule elle tourne. àdduna potu ndaa la da ngay naan jox sa morom naan tey jii soo leen màggandoowee dans un petit cadre. yaa ngi comprendre. tey ma xëy ma ñëw seen kër parce que ñun ñoo bokk koñ mën naa ñëw sa kër parce que on voyait ça
dañuy dem kër jàmbur dem fanaan fa xam nga suñu xëyee ñu dem suñu kër yenn affaire yooyu. là vous avez grandi ensemble. tey jii yàlla su defee ñoom yow ba ngay nekk tout tànk ñoom dañoo amoon. tey yàlla def yow nga màgg nga am mais tu vas pas retourner la situation. mais si tu vas retourner la situation foofu ñee amu fa. parce que yow ba nga nekkee xale ba nga nekkee ndaw ci ñoom nga doon nekk. genre ils t'ont bien accueilli xam nga daf la comme seen bopp yow avec la fille que tu es voilà avec le mec que tu es parce qu'on voit aussi des amitiés entre garçons et filles. da nga doon dem week-end seen kër mu doon ñëw week-end seen kër xam nga yàlla def na nga am situation bu baax mais tu vas pas rendre la monnaie de ta pièce. mais si tu vas rendre ça léegi ci foofu. benn côté dafa am côté boo xam ne dama si dul d'accord mooy le fait que nga ni que ngeen màggandoo. yarandoo. am na loo xam ne nit ki mënu la ko def. du la ko def foofu je suis pas d'accord xam nga le pourquoi. parce que gis damay bañ a juste dafay nekk benn affaire boo xam ne dama koy wax juste pour justifier li may wax ni mooy que gis nañ ay ndey ak baay yoo xam ne ñoo bokk benn ndey bokk benn baay. bokk biir bi ñu tëdd. bokk ween bi ñu nàmp te teewul dañuy defante lu bon. dañuy warante. kon loolu c'est pas une raison que nit ñu ànd suba ak ngoon wala ñu juddoondoo màggandoo yawandoo c'est pas une raison. tey gis nga nit mën nga nekk ak moom. mu ñee la ci li nga am war la ci loolu yàq la ci loolu. pourtant foofu côté boobu laay waxee on parle dans le même langage. mais seulement que xam nga dañoo déggantewul parce que instant bi nii yow sànq lu ñu doon expliquer. c'était copinage bi xew. ay jumeaux jumelles bi xew nii. bi ma mujjee détaillé nii moom mooy bi xarit ba nga xamante ne nii dina defandoo lu ne. màggandoo. foofu xam nga war lan moo tax mu fay am. parce que kii dafa xamal kii xamal kii. su jikko neexuma mënumaa dem ak yow tu veux pas entendre su jikko neex na ma mais tu fais semblant en fait tricherie mooy des seen diggante parce que ku nekk du bëgg gaañ moromam. duñu toog waxante dëgg. wala tey ñee bi xam nga fan lay jógee bu dee ñoom ñaar ils ont grandi ensemble ñu nopp benn waa ji wala ñu nopp benn gel bi benn c'est la première des choses beneen bi moom mooy ba nga xamante ne ni. nit ki dina def la nga xamante ne nii du ko neex du xam fu mu koy waxee mu génn ci bedd bi wasaare ko. yaa ngi comprendre. léegi nag su boobaa fay yi commencé na feeñ. parce que yow lu mu la bëggoon wax mënu ko wax. dafay ñëw gis benn njaga ne ko diw de nii ak nii ak nii ak nii te pourtant njaga n'est pas censé être votre troisième. yaa ngi comprendre. su ko defee nag xam nga njaga moom ndeysaan. kii la rek day daal di ñëw rek wasaare ko. lantinoor la lu ma yëg si boobaa après dama ciy dolli li nga wax noonu doog dama ciy dolli kon ni nga waxee ñoom màggandoo defandoo lépp. àndandoo dundandoo lépp mais benn exemple benn genre na fi mën na ñëw rax leen. waaw commencé wax. waaw di yéene la diw. jaga nii. bu ñëwee ci jógee ci yow ñëw ci man. waaw léegi mu influencé leen. yàq seen xel. ba nga xamante ni da ngay yaakaar ni kii dafa dem ba soxore la wala iñaane la wala ku ci nafi li muy ñëw di wax yow da nga koy gëm man ma gëm. waaw léegi bu ko defee nag eenante commencé am suñu diggante ñun ñaar soxorante mën a bañ a doon soxorante mais eenante lay doon parce que da ngay yaakaar ni nafi li muy ñëw wax la moom mooy dëgg nafi li muy ñëw wax ma man tey man maa dëgg parce que ñun ñaar ñëpp ku ci matati wala ku ci loolu mooy ñàkk dëgg bi DJ doon wax léegi gëmoo ànd bi ngay ànd ak kii parce que yéen a màggandoo ngeen xajal na seen diggante mu ñëw commencé wax yenn wax yi dem ba yàq seen diggante mais gis foofu la enante tàmbali en fait enante sooy wax ci diggante xaritoo jigéen ak jigéen dafa bëri parce que gis nañ ñi nga xamante ne nii xam nga la moo dañuy wiire su dul ci beneen xale bu jigéen ñu nga ca copain ba su dul ca copain ba ñu nga ca yaay ja dafa nekk nag genre nit yi nga xamante ne lu ñu wax dañ koy gëm parce que ñoom rek ñooy fréquenté ndaw si wala waa ji après nag su fa jógee foofu amatul amitié parce que tey jii imaginer nga toog sa far war a ñëw ka nga xamante ne ni moom kese moo la xam ñëw ne commencé di la limal bu dee par exemple ni da yaa dàq maraan commencé di la limal diw sa far la diw sa far la diw sa far la mais attends tu vas te poser la question à savoir kii fan la ko xamee xam na après tu essaies de faire des rapprochements kooku su doonee manka waya di ñëw ne la non pourtant du diw moo ma ko wax de dëgg la fu mu léegi kañ moo tooñ tu fenn sax nag non après yow tu vas prendre ta propre décision non seulement que waa ji da nga koy tegee de côté parce que waa ji benn nopp la après la fille tu vas régler ton compte avec elle ça va plus passer parce que même bu dee loolu ñu lay tuumaal dëgg la itam
amul woon droit pour génne ko parce que c'était sacré entre vous deux vous avez des choses ya nga xamante ne ni da ngeen koy dentalante moo tax tout le temps ngay gis léegi xale yu jigéen ñi suñu xuloo automatiquement meilleure arme pour xeex moom mooy lan ku nekk di génnee la nga xamal sa morom wala ngeen ñi noo gisee loolu jaga di defante non dañu dem ba dañuy perdre suñuy valeur xam nga lépp base la parce que tey ndox fu mu daan tuur ba léegi boo fa demee fekk fa ànd baax parce que nit bu ngeen di àndu dëgg bu la wonee ginnaaw nga jël paako di ko jam ngay muucu deretam loolu moom mooy li yow su jamoon paaka bi génnee sax mais da koy jam teg ko fa nga xamante ne sa loxo duñ ko jot moom laa lay wax mooy loolu mooy loolu muucu sa deret nga woon ko ginnaaw muy muucu sa deret affaire vampire lekkante loo xamante ni moom moo gën a bon parce que yéen ñaar yéen a màggandoo ànd jaayante tàkkal ko jëwante parce que loolu la parce que nit tey pour man valeur bi nekk ci yow wala say waajur bu ñu defee li war ci yow ngay ànd ak nit te dëgg te dëgg rek lal ko te yàlla rek tax parce que am na ñoo xam ne ñu ngi ànd ak nit te yàlla rek tax nit ki yow àdduna ak li ci biir ñoom ñuy ndékkee soom bi di ko añee di ko reere mais est-ce que taxul ñu jaay seen dignité taxul ñu eenal ki ñuy àndal mais xam nga tey jii seen ngor dara lañu dafa am ngor am balaa ngaa xam sa xarit dëgg mu nekk ngeen mës ngeen dóorante ay dóor yu neex xeex foofu ngay xamee ne kii sama xarit la wala kii sama nii la parce que après au fur et à mesure ngeen di xeex tout le temps di def da ngeen dem ba à la fin da ngeen di jàng nit ki yàlla day def ngeen di xeex tout le temps benn bés da ngeen daje foo xamante ne doo leen xeex après là fii ngeen di commencé nag di ànd mais kay mu nga am ba léegi non c'est rarement nga koy gis danaa gis ñaari xarit yu taxaw di xeex si kanam tuuti nga gisee ñoom ñaar ñu àndaat mais tey gis nga dama bëggoon nga ñëwal mu juste si li nga xam ni mooy jëmbat loolu côté xaritoo boobu noonu tey xarit est-ce que du éducation tamit bi nga xam ne parents yi jox nañ ko seen doom yi mooy waral tey nga war a mën a gis nit ñee ko ci li mu am ba war koo mën a wor wala nga jël lim la dénkoon saam ko ci mbedd bi waaw déggoo olof ne doom yaral ba fëkk du ko yóbbu ci mbedd bu doonee xale wala waxu olof la nee na doom yaral ba fëkk du ko yóbbu ci mbedd mi lépp loo am loo xamante ni war nga ko mën a defal loo xamante ni bu génnee ci mbedd mi dara du ko fëkk defal ko jabar yàqal yaral olof moom moo wax boobu noonu gis na nit boo amee sa doom bu dee téeméer nga am ci biir kër gi téeméer boobu yar ka ci ba ki yor 1000 francs buñ génnee ànd ak moom du ñee kooku du xool 1000 francs kooku téeméer bi nga xamante ni waajuram ci la ko yar ci téeméer boobu lay doy sam ñoo xamante ni ñu ngi yar seen doom ba léegi ànd ak nit ànd ngor ànd ak nit te yàlla rek tax mais am na ñoo xamante ni ñoom ça veut dire que ni ñoom booy ànd ak ñoom tey jii Nafi bu yoree léegi 10 000 francs commencé nañ jéppi Nafi teg na sëba commencé nañ jéppi Nafi sëba bi parce que bëgguñu Nafi raw leen dafa am ñoo xamante ne peut-être seeni parents mën nañoo yor addunaan bi ci biir mais jikko boobu ñoom ñoo koy yor seeni parents defuñu ko ci ñoom mais jikko boobu moom moo nekk si dafa am ñoo xamante ni jikko iñaan ak jikko soxor dafa nekk seen xol te naa la xamal leen nag feebar bi gën a bon moom mooy soxor iñaan da lay ngecc nit am dara nga koy iñaane wallaahi day gën a avancer rek yow ngay tardé doo dem pen moo gën a bon mooy feebar bi gën a bon nit am dara sa xol di bon nga ne kii warul am lii nga xam ngay mer te kenn deful la dara ndaxte sol na yére bu rafet da ngay tardé rek ñi ko fiy def dañuy tardé dañuy toog fee yor seen kaasu ko wala yor seen cigarette toog ci mbedd bu dee jigéen moo xoolal du avancé nañu nangul dogal yàlla jox na kii lii ànd nga ak moom ci loolu nangul ko li ko suñu borom jox yàlla moom muy séddale noo gisee li mu wax di xarit daal war a amu ci quoi qu'on puisse dire xanaa ñoom gisuñu xanjoog date wër su naree am sax te teen ba la ñuy jëm mais léegi da ngay gis tout cela dans la place publique de WhatsApp un point mais dañoo jar nag yenn saa yi suñ la defee yenn yi nga iri ko ba mu ñëw tëj bunt bi nga fëgg yu neex duur koy duur métti boobu xam nga wor boobu loolu boo ko defee wor amu fa da nga ñëw juste pour faj li nga xam ne jot na am seen diggante ngeen faj ko de mais tey bu fekkee non foofu non seulement que di nga faj yow li lay métti ba pare mais après di nga ko téye de côté dootoo wax ak moom daraam dootu la saf dootul sëkkat sax ba nga yëg na mu ngi sëkkat sëkkatam ak sëkkatu bay nga yemale yaa ngi comprendre mais tey jii soo bëggee jël en fait il faut pas se voiler la face yow nit ki nee na mu ngi wootee sa xarit la mais xool ko jéem a la testé moom mooy kan nee naa la xamal ne trahison nag du ci xarit rek nag de bu ñu jël waaw non teg ci xarit en fait teguñu ko ci xarit mais tey jii nii dafa nekk comme dañu bëgg a wax ci en général moo tax tey ñu jël wàllum amitié bi wax ci daal saay comme góor
waaw moo tax ma wax la loolu. trahison daa saay comme góor. trahison dafa gis nga góor nu muy doxaanee trahison noonu la mel. waaw gis nga jigéen ni muy nobee trahison noonu la mel. dafa bëri ay façon yoo xamante ne yow daal ni ngeen ko bëgg jàppee. non je te jure xoolal trahison instant bi ñu ngi ci level 1 bi c'est-à-dire salaamaaleykum boy dama la soxla dama la nopp ci seconde yi ma la gis ci seconde yi faa la ci minute yi nopp la ci heure yi jox ma sama réponse instant bi fa foofu yéen a ngi seen émission Eco 221 9h56 moom mooy doo ko jot ñu waxtaane li nga xamante ni moom moo di trahison doon na loo xamante ni tamit bëri na ci tey ay nit ñoo xamante ni am na benn naqaru xol boo xamante ni mu ngi ci ñoom ñu ngi koy doxaale di ko dunde lan moo leen ko teg muy trahison tey moom la ñu indi képp koo xamante ni rek am nga yéene participer rek aca commentaire léegi tey aussi ngeen def seen commentaire ñu waxtaane lépp loo xamante ni bëgg ngeen ñu wax na fi waaw su ma sañoon DJ nga ñëwal ma tuuti ci tey ku sa xarit wor comme tey ci waru xarit gi lañ nekk tey ku sa xarit wor ban comportement nga war a am vis-à-vis si xarit boobu noonu. tey ku sa xarit war ban comportement léegi la ma tax ngeen ñëw. parce que ñàkkul bàyyi mu ñëw ci yow rek exemple tey moom boo gisee mu posé la question bi ñàkkul ni yow DJ am na koo nekk loolu mu war la. waaw moo tax mu demandé la question boobu tey même bu dul yow sax. war nañ ñëpp sax nga bañ ko jël ci yow. nga xaw ko jekk-jekk. bàyyi ma jël ko ci man garaawul bàyyi ma jël ko ci man. li yow nga ne man ku ma war lan. comportement bi nga war a am boo tey bu la sa xarit benn xarit waree. ça dépend parce que ku nekk ak nature am ku nekk ak nu mu mel su meree. genre di nga tase ko impulsif koo xamante ne ni tout de suite la koy bëgg a faj di nga gis koo xamante ne nag moom ay jooy la koy fajee. tey comportement boo xam ne yow boo ko amee ëllëg doo ko rëccu te doo gis nit ki wala doo gis nit ñi sax bu ñu paree si loolu noonu doo gis nit ñi di rus. mais benn bi balaa nit yi di ñëw mais yow la sa der yaa yow la ñuy waxale yow la ñu dem créer lu kenn xamul. su ma la mënul iri naa la kar. benn la. su ma la mënul iri naa la kar. damay wax nga dégg soo ma naree ëpp làmmiñ ma dóor la ba ngay bëgg a dee. yow pour yow loolu mooy faj. non attends déglul soo paree. léegi boo ko dóoree gaañ nga indi sa bopp problème yow pour yow lépp gis na àdduna. mooy ndànk déglu ma. waa déglante leen li ngay wax noonu laa d'accord ak yow da nga yaakaar ne àdduna lépp kër di la. lépp ay dóorante la damay jël exemple ci sa maam xam nga sa maam da doo ñëw rek daal di. waxuñu waxu maam. mais bàyyi ma. waxuñu waxu maam mais doomu bàyyi ma eggali. répondre ci li ma la wax. exemple li ma la wax ngay répondre. sa exemple maam laa jël xanaa wax bi jeex na. sama maam nga dul jël exemple yow da nga war a bàyyi loolu la wax ngay jël kër di pour yow lépp doole li jëndiwul dara fii la. uy ma yow fii sax du dégg yow fii sax du dégg déggoo ma de parce que di nga jël nit ki nga daal di ko ignorer suba mu dem waxal la neen xam nga lu tax en fait wax day wër du noppi est-ce que yaa ngi comprendre. tey jii ñëw nga waxal ma man ne pat bañ laa faale wala genre may jaay ne que je suis plus posé que toi affaire yooyu noonu mais soo tasee ko waxkat mais li mu wax nii yow soo ko lijjantiwul leneen lay. xanaa moo gémmiñ. mais gémmiñ boobu nag balaa ngaa ubbi sa gémmiñ di waxaat leneen ñu la koy yóbbu. fi ku nekk mën nga défendre sa bopp. mais non parce que tey jii soo waxee ku nekk mën nga défendre sa bopp dëgg la mais ak lan nga koy wax. parce que tey moi je suis tellement ci li nga xamante ne nii ñoo xamante ne ñoo doon ànd xam nga lu ñu jotee mariage u jàmbur. tele laay waxee te suñ may seetaan ñoom xam nañ li may wax bu baax ñooy ànd depuis xale xam nga lu ñu jotee mariage u jàmbur ne damay woo diw moo doon marié femme mooy marié may woo kii daa jël téléphone bi def ko haut-parleur yaa ngi comprendre. nanga ko mariage ba amul woon boisson tampiko fa amoon. te moom mu def exprès jël enregistrement yóbbul ko marié bi. ñaata wax la du ñaar yu bokkul. te ñoom ñaar ñoo doon wax. lu ci ndeyu kii ba nu mu tudd marié bi. mais dañu yoon sax ñoom ñaar. léegi marié bi fekkiwul ku ko yóbbul de. waajuru ko wax te moom xamul ndax déjà kooku moo woote dara leeru ko ci est-ce que yaa ngi comprendre ba jooni yàlla tey xam nga lan lañ nekkee. di jubóole ci ñoo xamante ne ñoo doon ànd loo ci gis ay menaces. ka yóbbu lan la dem waxi xamoo. ka dem clamé xam nga moom luñ ko indi rek la mën a clamé. et pourtant ñoom ñaar ñoo doon wax. moo tax wax soo ko mënul lijjanti ni nga soo ko mënul teg nga lijjanti ko wax ak moom lu muy dégg. mënoo ci dem ci ay non c'est-à-dire non c'est que ça c'est dépassé de. yooyu taw ñoom maam la ñu teg leen di leen yedd di leen def nii non on est dans un monde ba nga xamante ne nii soit ça passe ou ça casse vous êtes ensemble. mais li ngeen di wax tey jii yow suñu la enregistré na nga nangu ko yow yaa enregistré. et que yow ba ngay enregistré lan nga fa wax. est-ce que indiwaat temps wu maam boobu tamit jotul tamit. est-ce que du moo waral lii yëpp.
fi réew mi toll nii. xale yi ngeen di leen temps moom sax taxul ñu dégg. dañu perte léegi ñoom ñaar fan la ñu mujjee. waaw ci ay coups mën a tax ñoom ñaar ñu déggante léegi il a fallu ñu karante delluwaat temps booy xeex bu métti te kenn ki ndeysaan moromu Nafi la dafa asthmatique ba yàqu pare ñu këyëngee ko yóbbu ko dem takkal ko masque loolu la moo ko fi jar. man maa ngi doog comprendre naa maa ngi doog a dégg wax ji ok grave comprendre naa gis nga temps maam sax yooyu bu daan am dañ lay oo yéen ñaar lañuy oo ñu toog ñu waxtaan ak yow ñu waxtaan ak yéen. expliqué na diw def leen nii def leen ngeen àndaat ci sax dundatuñu ndate ak nga naan ñu ay pour yow lépp léegi yow ban comportement la war a ki ñu war ban comportement la war a indi vis-à-vis ak ki ko war. mu muñ muñ kaay fii da ngay fair play da ngay muñ bu fekkee ku la waxal nga dem àkkiti ko xulloog moom saa ni nga xulloo ba sonn gis nga am na loo xamante ni man gis na tey man mooy li olof di wax rek ku xamoon say noonu saa yoo xëyee ni ngi leen fay ñuy gën di wax ci yow di la dindil ay bàkkaar fii ku dul wax ci yow doo dem mais là c'est diamétralement opposé bokkul mais nit ki lay war chaque jour nit ki lay war mooy ki la gën a jige déggoo ñu ne paaka bi lay rendi sa waaye koy daat waykat bi wax na ko paaka bi lay rendi sa waaye koy daat nit ki lay war chaque jour mooy ki la gën a jige waaw mooy ki la gën a jege mais ba léegi cadre bi nga indi nii bokkul bii yow kaay ma wax la am na yenn yoo xamante ne mënoo ko noppi waale tey di njaga yow am na yoo xamante ne tey suñ ko génne woon teg ko fii te marié tey nga am loolu tëbalee tëbale comme na non yow bàyyi ñu way yow tëbale comme na yow waxal ci leneen yow xoolal yow na nga rek la de na nga ba de exemple yooyu ngay jël na nga ko bàyyi ci wax muy noonu fii moom mooy doog a jot noonu mu nekkoon li nga xamante ni moom mooy trahison ak moom la ñu Nafi indil tey merci beaucoup Mame Mbaye Ndiaye nee na mooy je suis fier de toi borom le Rufisque quoi Mame Mbaye borom Sen TV sama grand maa ngi lay kontaane bu baax a baax jërëjëf acca Nafi li nga indi tey yëngal na réew mi